asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna mbaay nañ tawféex mbaay nañ si jàmm en tout cas man maay cool alhamdulilah maa ngi si jàmm bu baax a baax di leen dalal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes Show TV comme ni ñu koy faral defee chaque fois ñu ñëw continuer suñuy épisode pot à pot yi mooy dernière vidéo bi newoon naa leen dinaa leen defal benn vidéo boo xam ni je vais vous expliquer mon opinion personnelle ak yan njàngat laa ci am parce que pour man personnellement dafa nekk benn genre sortie boo xam ni wala dafa nekk dans un moment boo xam ni beaucoup de personnes n'y pensent pas mooy maanaam si vidéo bi tey dinaa leen def ay jàngat yoo xam ni peut-être ñu bëri xalaatuñu ko woon ko wala peut-être ñu bëri gisuñu ko woon si li nga xam moom moo di porte à porte bi au-delà de li nga xam ni moom moo di question mystique yi nga xam ni yàgg na am depuis les temps romains la am yàgg na nekk fii nii nekk na aussi tamit li nga xam ne moo di à part buzz bi nga xam ne moom moo ne si ginnaaw li ma leen expliqué si première vidéo bi mooy scatophilie bi nga xam ne am na ci mooy li nga xam ne moom moo di zoophilie bi nga xam ne am na ci mooy maanaam abus yi nga xam ne am na ci bondage bi nga xam ne am na ci mais am na leneen loo xam ne moom moo nekk si ginnaaw te pour ñu mën si prouver dañuy utiliser li nga xam ne moom moo di benn mot boo xam ni mën na leen jox li nga xam ni moom moo di firnde si li nga xam moom laay wax may wax nag du li may wax nag mooy par force li nga xam ni moom moo am benn analyse personnelle la boo xam ni wax naa ko wala gis naa ko boo xam ni gars yi dañ ko bëggoon taxer li nga xam ni moom moo di naar yi man personnellement xam naa ni naar yi caay-caay bi ñu am man personnellement xam naa ne naar yi mbonte bi nga xam ni moom la ñu am man personnellement xam naa ne naar yi benn genre liberté boo xam ni dañ koy utiliser si li nga xam ni moom moo di diine bi ak lim leen tënk du naar yëpp a nekk musulman du naar yëpp a gëm yàlla du naar yëpp a nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy topp li nga xam ni moom moo di li charia wax dafa am li nga xam ni moom moo di l'image bi nga xam ni ñun moom la ñuy gis mu am li nga xam ni moom moo nekk si biir boo xam ni ñoom moom la ñuy dund kon de ce fait si vous vous rappelez bien amoon na ay histoire yu fi amoon mooy maanaam tey jii nii bu fekkee ni comme noir yi ay yenn genre mythe ay yenn genre taxe yi nga xam ni moom la ñuy def noir yi ay yenn genre cliché yi nga xam ni moom la ñuy jox noir yi mooy maanaam africains yi dañ nekk nit ñoo xam ni jusqu'à présent il y a des personnes yoo xam ni ñu ngi koy gëm même si le monde évolue mais am na ñoo xam ne ils sont toujours ignorants ñu ngi gëm li nga xam ni moom moo di propos bi ñuy wax mooy maanaam l'Afrique est pauvre en général su ma nee l'Afrique est pauvre man je parle pas économique mais l'Afrique est pauvre loolu c'est pas vrai ñun ñëpp xam nañ ne Afrique richesse en pagaille mooy maanaam foofu la li nga xam moom moo di monde bi di ressourcer wu la majeure partie que ça soit l'Asie avec les Chinois que ça soit États-Unis avec les Américains que ça soit Europe mais surtout la France ak li nga xam moom moo di anglais def nañ de telle sorte que ñu ne noirs yi si kaw garab la ñuy tëdd def nañ de telle sorte que ñu ne noirs yi setuñu def nañ de telle sorte ñu ne les noirs ne sont pas intelligents jusqu'à présent loolu moo nekk di am loolu la ñu wooyee taxé loolu la ñu wooyee li nga xam moom moo di cliché pour faire de telle sorte que ñeneen ñi nga xam ni xamuñu noirs yi ñu jàpp ni noirs yi noonu la ñu mel de ce fait tey jii nii Italie exemple man toujours moom laa jël parce que foofu laa nekk si tu es une personne boo xam ne tu es intelligent si tu es une personne boo xam ne da ngay raisonner si tu es une personne boo xam ne da ngay xalaat à leur grande surprise dañuy gis ni carrément ne yow meloo ni ñeneen ñi quoi toi tu es une personne qui réfléchit mu nekk benn parole boo xam ne ñu bëri dañ koy dégg li tax ma wax leen lii nag mooy maanaam dama leen bëgg a indi li amener dans le sujet tout récemment gis nañ non tout récemment yàgg nañ dégg li nga xam ni moom moo di le mot terreau yeggale leen ko parce que mënu ma ko wax peut-être YouTube bloqué li nga xam ni moom moo di vidéo bi mooy maanaam terrorisme baal sax moo ko am problème juste pour vous faire comprendre terrorisme fan la terrorisme jóge terrorisme mu ngi jógee si li nga xam ne moom moo di Iran Irak mooy affaire de Ben Laden xam nga affaire de Saddam Hussein yooyu noonu yëpp qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire mooy taxer li nga xam ne moom moo di les arabes mooy maanaam ñu nekk ñi nga xam ne ay terroristes lañ mooy maanaam tey jii nii terreur boo leen gisee rek nga am benn terreur ñu créé fi li nga xam ni moom moo di Ben Laden créé fi li nga xam moom moo di attaque à Saddam Hussein parce que Ben Laden boobu noonu nga xam ni moom la américain yi créé c'était juste pour aller li nga xam ne moom moo di attaqué ku ñu woowee Saddam Hussein mu nekk benn suite logique boo xam ne daf si tegu léegi nag bi ñu defee loolu noonu tey jii nii képp koo xam ni naar nga man je dis pas même pas ñi nga xam ñoom ñooy les concernés maanaam Irak wala Iran wala Palestine yi nga xam ne foofu daanaka daan nañ fa dégg chaque fois li nga xam ne moom moo di les guerres créées ou ne pas créées mais tey jii nii le fait que tu es seulement naar que tu t'habilles seulement comme naar yi mooy maanaam nga solu comme naar yi nga dugg
si li nga xam ni moom moo di bus wala nga dugg si li nga xam moom moo di centre commercial wala nga am noo solo dugg si biir poste automatiquement gars yi dañu amoon terreur ni kii si li nga xam ni moom la yor si ginnaaw mooy li nga xam ne day exploser boobu moom mënuma ko wax mooy li nga xam ne day exploser léegi nag sorte de terreur boobu nga xam ni moom lañ def si bopp nit ñi sorte de manipulation de masse bi nga xam ni moom lañ def si nit ñi moom moo tax tey jii nii képp koo xam ni naar nga ñu am benn genre posture bi nga xam ni moom la lay jox mooy maanaam terroriste nga wala taliban nga. essayé nañ comprendre suite logique fi nga xam ni foofu laay waxee de ce fait nag ñëpp xamoon nañu guerre ñëppay guerre depuis jamonoy ay Rome rey nit lépp yàggoon na fa am mais malheureusement gars yi bu ñu la bëggee attaquer dañ lay attaquer de manière intelligente ñëw dal sa kaw créer la benn genre tour créer la benn genre monde ba tey jii nii képp koo xam ni je dis même pas seulement les asiatiques mais tey jii nii benn marocain algérien tunisien mu am nu mu solo maanaam mode musulman bu duggee si li nga xam moom moo di bus jusqu'à présent il y a des personnes yoo xam ne dañuy tiit dañuy ragal dañuy moytu nit ñooñu moom mooy moo terroriste bi nga xam ne dañ ko créé ñu dem nag au fur et à mesure ñuy avancé ñu ñëw toll si li nga xam ni moom moo di Dubaï pot à pot yi lu tax nag ma expliquer leen li c'est juste pour fi nga xam ni man foofu laa ko gisee dëgg la naar yi am na ay mbonte yi nga xam ni moom la ñuy def à part mystique bi parce que mystique la du leneen lu nga xam ni moom moo di des sacrifices yi nga xam ni naar yi dañ koy def lu nekk lu dul li nga xam ni moom moo di génnee li nga xam ni mooy lu bon li nga xam ni moom moo nekk seen yaram parce que aada la pour ñoom génnee li nga xam ne moom moo di les maladies yi nga xam moom la def ñu transférer ko sur des cobayes des personnes yi nga xam ne utiliser nañ ñi ñuy woowee léegi les influenceurs loolu mooy li nga xam ne moom moo di cadre général bi mais man beneen côté bi laa waxee pourquoi question bii la ñëpp posé wul seen bopp pourquoi en ce moment là affaire bi génn bi mooy deuxième attaque bi nga xam ni attaqué wuñu ko seulement li nga xam ni moom moo di naare juste pour salir wala juste pour tilimal li nga xam ni moom moo di culture wala communauté musulmane bi parce que terroristes yi bi ñu ko defee c'est pour salir li nga xam ni moom moo di musulman yi c'est pour salir li nga xam ni moom moo di diine religion boobu noonu c'est pour yokk li nga xam ni moom moo di tiitaanga bañ ne ñii seen religion baaxul religion bi gën a pacifique mooy yeneen religion yi loolu moo nekkoon li nga xam ni moom la ñu bëggoon indi mooy préparation boobu nga xam ne moom moo nekk si jamono yi Bin Laden jusqu'à présent moom moo nekk di continuer avec beneen forme mooy LGBT te dama leen di expliquer pourquoi affaire bi génn léegi même si ça date depuis 2015 wala yàgg na am seulement que première vidéo 2015 la génn kenn faalewu ko kenn xoromalu ko parce que amuñu woon benn genre menace boo xam ne recevoir nañ ko woon si li nga xam ni moom moo di naar yi tout récemment defoon na am na benn waxtaan boo xam ne amoon naa ko ak yenn gars yoo xam ne dañuy waxoon ne carrément tey jii nii coupe du monde Qatar bi yaa quelqu'un koo xam dafa génn bokk si li nga xam ne moom moo di gouvernement Qatar génn wax benn affaire ne ñun on n'a pas de problème avec li nga xam ni moom moo di waa LGBT mais jour coupe du monde wala moment coupe du monde bi on veut pas voir li nga xam ni moom moo di drapeau LGBT si li nga xam ni moom moo di coupe du monde bi waa ji waxee loolu noonu am na ay réaction yi nga xam ni waa LGBT def nañ ko am na ay réaction li nga xam ni monde ñi nga xam ni ñoom la ñuy woowee les alliés LGBT ça pas dire que ne ay LGBT lañ ñaawlu nañ affaire boobu noonu commencé nañ attaquer li nga xam ni moom moo di naar yi parce que waa ji génn na ne ñoom bëgguñu drapeau LGBT parce que mënuñu contrôler li nga xam ni moom moo di peuple bi li mu nar a def nit ñi nga xam ni wane nañ wala brandir nañ li nga xam ni moom moo di drapeau LGBT foofu noonu parce que àndul ak li nga xam moom moo di seen culture àndul ak li nga xam ni moom moo di seen diine léegi nag wax boobu nga xam ni moom la waa ji wax j'en ai parlé avec des personnes te ñoom buñ déggee vidéo bi nga xam ni wax naa ak ñoom newoon naa leen LGBT dina def de telle sorte boo xam ne tey jii nii comme nu mu ko defee woon sa la nga xam ni moom moo di Bucarest dana ko defaat fa nga xam ni moom moo di ni ñu koy waxatee sax sa Qatar. Parce que waa Hongrie si vous vous rappelez bien j'ai fait une vidéo boo xam ne maa leen di expliquer ni waa Hongrie dañu ne ok nangu nañ LGBT mais li nga xam ne moom moo di éducation sexuelle boo xam ne dañuy inclure LGBT duñ ko jàllale su fekkee nit ki amul 18 ans affaire boobu metti woon li nga xam ne moom moo di waa LGBT ñu def li nga xam ne moom moo di attaque propagande ñu def de telle sorte que IME yi daw fa nga xam ne moom moo di Hongrie ba IME yi dawee li nga xam moom moo di Hongrie ñu brandir li nga xam ne moom moo di seen drapeau je peux même dire que ni seen problème ba seen programme boobu nga xam ne moom moo nekkoon fa nga xam moom moo di Hongrie c'était juste pour woon ni carrément ñun LGBT dañu am doole lépp lu ñu bëgg fépp fu ñu bëgg dugg dañ fay dugg et c'est le même cas boo xam ni moom moo ñëw j'aime pour cela on a vu des personnes sortir
pour dénoncer, même si que yàgg na am y a des personnes qui ont gagné des millions am na nit ñoo xam ni jusqu'à présent sax ñu ngi dem di continuer def li nga xam ni moom moo di Dubaï porte-à-porte parce que ils s'en foutent peut-être les Africains am na benn genre dignité bi nga xam ni inculqué nañ leen ba nga xam tey jii ni ku ci nekk dang ca rus mais li nga xam ni moom moo di yeneen prix yi amuñu lenn loo xam ni affaire bi metti na la wala métti leen te suba ñooñu nga xam ne ñoom ñoo ko defoon buñ ko naree dem defaat dañ koy defaat kon de ce fait nag pourquoi moo tax ma posé question pourquoi affaire bi génn en ce moment là c'est juste pour la raison que ni ñi nga xam ni ñoom ñooy waa Dubaï ñi nga xam ni ñoom ñooy waa Qatar dañu def li nga xam ne moom moo di attaque menace ñi nga xam ni moom moo di waa LGBT wax leen ni seen drapeau duñ ko brandir léegi LGBT nag pour riposter fallait que mu wone li nga xam ni moom moo di ñuulte fallait que mu wone li nga xam ni moom moo di mbonte fallait que mu wone li nga xam moom moo di prostitution bi nga xam ni moom moo nekk Dubaï mooy ces fameuses personnes yi nga xam ni dañuy ne ñoom dañu gëm diine dañuy ne ñoom dañu tënku ci charia dañuy ne ñoom islam la ñuy topp mais jamono ñu toll nii li gën a yées si nit li gën a bon si nit li gën a salte si nit foofu noonu lañ koy defee des pratiques yoo xam ni insensé des pratiques yoo xam ni subliminaux des pratiques yoo xam ni mbonte sacrifice mu ngi am foofu noonu loo xam ne c'est tout au contraire li nga xam ni moom moo di islam li mu digale moo tax gars yi génnee ko jamono ji parce que si c'était quelque chose boo xam ni gars yi dañ ko doon dénoncer woon nañ ko bu yàgg parce que je vous ai dit que ni en 2015 même bu fekkee affaire bi amoon na il y a beaucoup d'années mais en 2015 y avait benn youtubeuse bu jigéen boo xam ne génn na dénoncé na affaire bi mais kenn mayu ko nopp te pourtant vidéo boobu noonu def na bruit mais kenn faalewu parce que intéressé wul woon li nga xam ni moom moo di ñi nga xam ni ñoom ñoo am système mondial bi mais vu que ni maintenant nag dafa am ñoo xam dañ leen attaqué te ñooñu ñoo yor système mondial bi quand tu les attaques tu reçois li nga xam ni moom moo di benn réponse bi mooy lii fexe de telle sorte mooy tilimalaat li nga xam ni moom moo di deru ki nga xam ni moom moo di naar bi mais pas li nga xam ni moo di naar bi rek la ñu bëgg a yàq de non mais communauté musulmane bi la ñu bëgg a attaqué waat pour wane ni carrément yéen a ngi bañ LGBT mais yéen a ngi def lu gën a pire soi-disant que ni ay musulman ngeen lii mooy li nga xam ne moom moo di benn pensée bi nga xam ne am naa ko benn réflexion boo xam ne am naa ko si problème li nga xam ni moom moo di porte-à-porte suite logique mu nekk benn affaire boo xam ni nit ñi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax parce que li ma mën a wax rek mooy du hasard li nga xam ne lii génn naare nag ñun xam nañ seen mbonte d'ailleurs même fa nga xam ni moom moo di am naa benn témoignage boo xam ni un homme très sûr boo xam ni foofu la dëkk mooy si biir naar yi ñoom seen école yi mooy surtout en Arabie Saoudite gars yi dañ leen di séparer léegi séparation boobu noonu nga xam ni ñun xam nañ ni si naar yi y a de l'homosexualité pure et dure parce que tàmm di dëkk ak ay góor chaque fois mu am li nga xam moom moo di benn école boo xam ni góor rek a fay nekk benn école boo xam ni jigéen moo fay nekk ngeen di tëdd yéen ensemble ngeen di waxtaan ensemble des fois mu am yenn mbaamte des fois mu am yenn jëf ju bon yoo xam ni ñoom dañ koy sekk si biir kon l'homosexualité pédophilie lépp yooyu mu ngi si dëkk naar yooyu noonu à part la Mecque à part Makka li nga xam ni moom moo ko entouré naar yi wanuñu lenn loo xam ni wax dëgg fa yàlla c'est purement musulman kon tey jii nii bu ñuy sàkku li nga xam ni moom moo di ñaan si yàlla bu ñuy suivre suñu religion man je peux même dire que ni les arabes pas tout le monde mais les arabes en général communauté boobu noonu waruñu nekk li nga xam ni moom moo di référence parce que ñun xam nañ ni mbonte bi nga xam ni moom la ñuy def. En tout cas gars yi lii moo nekkoon réflexion bi nga xam ne bëggoon naa ko indi si 3e épisode du porte-à-porte et dernière ngeen jox ma seen xalaat ngeen wax ma loo leen xalaat si pensée bi je répète du quelque chose boo xam ni c'est avéré du quelque chose boo xam ni lii la c'est juste ma réflexion mooy maanaam si li nga xam ni moom laa gis vu que moom m'appelle complotiste wala leneen en tout cas bëgg naa xam li nga xam moom moo di seen réaction bëgg naa xam li nga xam ni moom moo di seen pensée à part li nga xam ni moom moo di sacrifice yi subliminaux yi wala jëf ju bon yi nga xam ne am na mais beneen vision bi nga xam ne am na attaque bi nga xam ne recevoir nañ ko te nekkul seulement li nga xam ni naara ñoo ci sonn mais toujours attaquer li nga xam ne moom moo di la communauté musulmane parce que boo nee communauté musulmane rek les gens pensent tout de suite at li nga xam ni moom moo di naar yi parce que tey jii nii y a des musulmans africains noirs mais africains noirs yi même bu ñu sol woon comme li nga xam ni moom moo di jalaaba wala wareeva dugg si kaar wala dugg si bis duñ leen taxé de terroriste duñ leen taxé nit ñi nga xam ni ñoom ñooy ay jihadistes wala wareeva te pourtant am na ay ñi nga xam ni ñoom ay extrémistes lañ ñoo xam ni ay nit ñu ñuul lañ. vidéo bi loolu la woon gars yi lii laa indi woon lii laa lañ joxoon comme information ñu joxante daje si beneen vidéo King West la woon ak yéen wasalaam. li ma yaakaaroon laa gisul ma tàmm saaki. kon tamit du ma xaar baby wen ma tekki. ma gaara ñi may xaar te mënu ma tekki. teel bi fu mu jug na yaakaari kër gi gis naa fii sax
a damn thief now.